donc dafa important pour képp kuy commenter rek nga prêter attention parce que comme c'est la guerre qu'on va les déclarer guerre cyber lañ leen di déclarer parce que dootuñu nangooti kenn jàpp kenn il est temps de dévoiler tous les góor jigéen qui sont là-bas dans le palais et qui sont partout et aussi dévoiler tous ces médiocres qui sont là à faire du mal aux Sénégalais mais comme niñ leen waxee duñu utiliser suñu armes yëpp voilà armes yi ñu yor dañ koy garder incha allahu rabbi ñu xaaree leen ko ñu jox leen avertissement 48 heures pour que notre frère Guy Marius Sagna ñu bàyyi ko mu génn voilà loolu mooy dëgg bu ñu bàyyiwul Guy Marius Sagna mu génn fii ak 48 heures li ñuy dévoiler dina toj Sénégal xam nga Macky Sall dafa defe ne dafa yabaate mais ñun ñoo ko gën a yabaate ñun ñoo ko gën a saay-saay lu mu gànnaayoo rek woyu gànnaayoo na lu ko ëpp xam nga li ñu comprendrewul ces réseaux sociaux ñaari façon guerre la ñuy indil Macky Sall dinañ ko indil bataille bi sur le terrain te dinañ ko xeex ci réseaux sociaux yi niñ koy xeexee ci réseaux sociaux yi mooy ñu génn ñaawteef bi nga xam ne moom la moo nekk Sénégal yëpp ñu dévoilé ko góor jigéen yeeg député góor jigéen yi fa nekk ak ministre góor jigéen yeeg maanaam président assemblée nationale yi toj yu nekk Sénégal yi seen gel yi seen masiba naaru laay yëpp nañ ko génnee loolu mooy yoon il faut sénégalais yi ngeen xam ne réseaux sociaux yi du ay waxukaayu kese déedéet dañ koy indi weapon la it's a weapon to wage war on Macky Sall ak bandam de malfaiteurs voilà c'est ça la réalité donc il faut ngeen bàyyi loolu xel donc il faut doomu sénégalais yëpp ñu pare dans 48 heures ñu toj Facebook bi ñu génnee loo xam ne tey macha allah bu génnee sëriñ yu bari ñooy bàyyi seen sijaada yi daw dem ci àll ba xaru ak Macky Sall ak ñoñoom dootuñ ko nangooti dootuñu nangooti benn doomi araam muy ñëw di jàpp ay doomu jàmbur di leen tëj ci kaso ci ay fen saa buñ ko defee rek nañ leen indil masiba tegal leen ko sur la table bu ñu nëbb dara nag parce que fii xam nañu ku nekk xam nañu li ngay def tout le monde xam nañ ne lu muy def ñun ñëpp xam nañu ku ne li muy def xam nañu seeni gel xam nañu seeni far xam nañu seeni kër xam nañu li ñuy sàcc xam nañu toj bi ñuy def ci àdduna bi donc arrêtez pour ñu xam ay secret ñu koy jël di ko denc déedéet nañu jël lépp teg ko sur la table guerre boobu la ñuy weej Macky Sall ak ñoñoom ils ont 48 heures parce que boo nee 24 heures c'est pas raisonnable 48 heures la ñu am pour Guy Marius Sagna génn kaso bi wala conséquence bu ci Macky Sall gore rek mu góobee ko ci defe naa fàttewu leen barki Dembo Ndiaye bi fi Ousmane Canada génne masiba maanaam waa ji fàttali ngeen ko suñu ancien ministre ba mu génn bay tontonteeg moom gars yi xam nañu luy safkaani 48 heures la ñu may Macky Sall bu 48 heures yooyu sonné nañu tas réseaux sociaux yi lépp luy masiba naaru laay lépp lu baayam daan def lépp lu Macky Sall daan def lépp lu Marème Faye Sall di def tey guddi yi ñu toll seen far yi seen boyfriend yi nañu génnee lépp ñu exposé ko ci réseaux sociaux yi góor jigéen liste góor jigéen bi nga xam ne moom la ñuy nëbb Sénégal ba nga xam ne bañ ko génnee Sénégal dina toj yooyu yëpp nañ ko génnee ñu teg ko sur les réseaux sociaux comme ça góor jigéen yi fa ne muy maraboog muy kilifa diineeg muy gouvernement muy képp ku fa nekk nga nekk saay-saay te ngay dox ci saay-saay du ñu génnee lu leer nag comme lépp loo xam ne dafa leer duñ ci wax mais lépp luy caay-caay loo xam ne mi ngi dox Sénégal ay compte bancaire yu lakkatoog ay caay-caay parce que il faut ngeen xam ne guerre il faut mu saf mondial parce que kiñ koy jëflanteel xamul yàlla bàyyi leen ay affaire yu yàlla ñu teg yëpp de côté ñu defante ñu jàkkaarloo ak Macky Sall loolu rek mooy wax il faut ñu jàkkaarloo ak Macky Sall ñu won ko banditisme bi nga xam ne moom lay doxee nañu dem guerre 2 niveaux la guerre ñaari niveau la premier la ñu doon daw fi mu ne nii comme Macky Sall xamul luy xamul yàlla ñu won ko exactement li nga xam ne ñu nit moom la ñu xam caay-caay nañ ko won banditisme am let's bring him into his game léegi Macky Sall retourné léegi mu retiré wu léegi mu bàyyi Sénégalais yi tranquille il faut qu'il arrête tous ces malfaiteurs qui sont au Sénégal toute l'association des malfaiteurs góor jigéen yi fa ne dafa bari
Sénégal li fa ne ci góor jigéen dafa bari Macky Sall ci boppam xam nañ ko ba xam ay copains am lépp nañ ko génne teg ko sur la table bu ñu nangooti benn doomu xaram bu ñu nangooti benn doomu xaram bu ñu nangooti benn doomu yaram muy ñëw di maltraiter sénégalais yi buñ ko nangooti Guy Marius Sagna buñ ko génnewul fii 48 heures talibeek réseaux sociaux yi na fépp tas nañu génnee masiba naaru laay yi ñuy ragal yépp ñu exposé leen ko ci réseaux sociaux yi buñ leen suturaal de képp ku ci yor saaku indi ko yépp ñu exposé ko bu kenn nag comprendre leen dara vous les patriotes qui sont sur le territoire sénégalais yéen patriotes yi nga xam ne seen tànk mi ngi ci kaw territoire sénégalais bi parce que loi boo gis loi dafa am loo xam ne moo ko tënk dinañ leen jéem a faagaagal donc bu leen exposé dara à partir de là-bas bu leen exposé dara à partir de là-bas jox leen ñu ko ñun ñu exposé ko à partir d'ici nous on n'est pas sur le territoire sénégalais te ñëpp dinañ ko mën a partager ñëpp dinañ ko mën a gis c'est ça la réalité bu ñu nangooti benn doomu sénégalais benn doomu xaram bu ñu nangooti ñuy jàpp benn doomu sénégalais di ko tëj ci kaso bi Guy Marius Sagna c'est un fils digne du Sénégal man de moo ma gënal joueuru Sénégal yii tey yi nga xam ne ku ne jox nañ la 50 millions 59 millions ak loolu man moom moo ma leen gënal parce que au moins lui il est un patriote moom patriote la c'est ça la réalité Sénégal rek lay xeexal Guy Marius Sagna kenn fayu ko amul benn bénéfice ci xeexal Sénégal amul benn dërëm boo xam ne benn doomu aadama mën na taxaw tey ne jox nañ ko Guy Marius Sagna cette personne se lève di xeexal Sénégal kenn waxul Sénégal mi ngi célébrer nit ñaa ngi càkkaay Macky Sall nañu génne ay masibam yépp maa ngi leen di ñaan tous les patriotes dans le monde lépp lu ñu yor ci masiba 48 heures bu leen ko génnee nag balaa 48 heures ne le sortez pas avant les 48 heures parce que guerre dafay saf mondial nañ ko may 48 heures buñ ko mayee 48 heures bu ko génnewul nañu créer 100 000 comptes ci réseaux sociaux yi ñu génneel Macky Sall ak doomaraamam góor jigéen yooyu mu nekkal ñu exposer leen adduna yëpp gis leen parce que attention il faut savoir que 90% de ce gouvernement c'est des PD xam leen ne 90% laa leen wax ay góor jigéen lañu ñii ay góoru caapataat lañu ngeen baal ma ay góor jigéen lañu c'est des gays mbaa la ko wax ñii ngay gis noonu 90% de ce gouvernement c'est des PD ay góor jigéen lañu te bu soobee yàlla ku nekk dinañ la exposer sa far exposer sa copine lépp dinañ ko fa teg xale yi jigéen yi ngeen di mbubboo yépp dinañ ko fa teg duñu may kenn benn doomu sénégalais dootuñ ko mayati muy jàpp patriote yi di leen souffrir loo dootuñ ko may kenn man maa leen wax ne bépp doomu sénégalais brave bu gëm Sénégal incha allahu rabbi nañ leen jox ultimatum 48 heures bu génneewul doomu jàmbur bii ñu toj réseaux sociaux yi wan Macky Sall ne lu ñu mën a def rek mën nañu def lu ko raw fi mu ne ni dugal leen 4e ba 5e vitesse bu kenn ralentir que personne ne retourne derrière que personne ne ralentit guerre day saf mondial billahi Macky Sall bu ma fi génne ci 48 heures di nga xaru billahi wallahi tallaay ñun ñoo la waatal ne 48 heures lañ la may doomu jàmbur bi bu génnul xoolal sa montre alxamis di nga xaru alxamis lañ la wax Sénégal di nga fa xaru ñun ñoo la ko wax nga yaakaar ne Youssou Ndour amoon na lu ko naqari bi ñu tojee àdduna bi déedéet gisagul dara kii di Macky Sall kii di Youssou Ndour ak ñeneen 48 heures lañ leen may ultimatum bu Guy Marius Sagna génnul sëñ Bassirou Gueye góor jigéen billaay wallaay di ngeen xam ne lépp dëgg la 48 heures only 48 hours may ñu leen 72 heures bu leen neexee sax ngeen jël Guy Marius Sagna ngeen ne vendredi lay gis juge duñ leen ko may fii ba jeudi rek lañ leen may fii ba alxamis bu génnul kaso bi fii ak alxamis lépp lu leen dal lépp loo leen dégg ci réseaux sociaux yéen a ko teg seen bopp te di ngeen xam ne bu boobaa ndekete wax am na doole bu boobaa
Macky Sall di nga xam ne wax am na doole di nga xam ne ay photo ak vidéo am na doole di nga xam ne ndeke technologie avancé na duñu nangooti benn doom yaram muy jàpp ay doom digne des fils dignes du Sénégal di leen torturer ci ay yëfu doomaram dootuñ ko nangooti c'est fini boo jàppee kenn dinañu toj sa lëfal ndey une semaine ba nga bàyyi ko ñu xaaraat la encore ba nga jàppaat keneen ñu defaat la lu ko raw duñ ko nangooti c'est fini ngeen jéggal ma 48 heures lañ soxla ça stop 48 hours juge bu mu mën a doon seen affaire la procureur bu mu mën a doon yéen a ko xam lijjanti leen papier yi ngeen di lijjanti document yi ngeen di lijjanti ngeen lijjanti ko fii ak 48 heures doomu aram boobu doomu jàmbur boobu génn kaso bu génnul billahi wallahi tallahi di nga am lu la ñàkk di nga am lu bari loo xam ne di nga ko ñàkk ci sa biir yow Macky Sall te di nga comprendre ne ndekete booy yi dootuñu nangoti ma jaay leen doole ñun doo ñu jaay doole sa sàcc doomaraam yooyu nekk foofu nga mën leen tëj leen tous les bâtards de Aly Ngouille Ndiaye qui sont là-bas ay Farba Ngom ay doomu xaram Moustapha Cissé Lo ay Aliou Sall yow am nga koo jàpp doomaraam ji tu es le plus merdant du Sénégal yow am nga koo jàpp yow Macky Sall koo jàpp jaaxalu la yow xam nga ne koo jàpp jaaxalu la bu dee koo jàpp rek am nga ñoo jàpp waaye jaayal doole defal lu la neex du ma génnee li nga xam ne moom laa war a génnee yëpp du ma yàq énergie bi nga xam ne moom laa denc yëpp du ma génnee masiba naarulaa yi nga xam ne moom la ñu dajale yëpp 48 heures lañ la may billaay listu góor jigéen dina exposé wu fii listu doomeeram dina exposé wu fii listu infidèle dina exposé wu fii sa yu yëngatu Sénégal dana bari te jeeg yi pare leen de seen jëkkër yi ñu bari ay góor jigéen lañu dinañ leen ko dévoiler bu keroogee ñu bari ci yéen di ngeen takk seen ay bagage départ parce que buñ leen waxee ba wax leen ay faru Aly Ngouille Ndiaye ak ku koy tëddee di ngeen comprendre ne ndekete lépp dëgg la buñ leen waxee ba wax leen ay faru Macky Sall ñi muy wéetal ci biir ne góor jigéen yi Macky Sall di wéetal buñ leen ko waxee ba ngeen gis preuve yi di ngeen comprendre ne ndekete ñii li ñuy wax xam nañ ci dara duñu sos de tout ce qu'on vous dira sera la vérité dinañu jël dëgg bi yëpp ñu exposé ko dootuñu mayati benn homme public xaw ma loo leen tuddee seen bopp benn doomaraam muy ñëw di jàpp ay doomu sénégalais di leen toroxal dootuñu leen ko may c'est fini képp ku fi jàpp doomu sénégalais nga toroxal ko léegi la ñuy faj sa kaa duñ la xaar ba beneen yoon déedéet duñ ko xaar Guy Marius Sagna bu génnul ci kaso bi 48 heures Macky Sall di nga am lu la naqari wallahi di nga jooy te sa waa kër yëpp dinañ jooy say doom de dinañu dem ba àdduna tukki dootuñu woneeti seen kanam public on te le promet même les copains de ta femme on va les dévoiler bu soobee yàlla 48 heures lañ la may on vous donne 48 heures et on vous donne rendez-vous 48 heures ngeen ñëw fii ngeen déglu lu masiba naaru laa yaayu Macky Sall ak masiba naaram 48 heures lañ leen may duñu mayati benn doomu sénégalais ak koo mën a doon ñun suñu yoon nekkul ci loo leen bëgg a defee seen bopp bu leen neexee taal leen seen bopp ngeen taal seeni limousine ngeen naan seeni sàngara loolu seen affaire la mais duñu mayati ngeen di ñëw di néewal doole doomu sénégalais yi nga xam ne xeex moo leen fi indi pour ñu xeexal Sénégal loolu c'est fini Guy Marius Sagna di nga ko bàyyi ci nii wala ci nale soo ko bàyyiwul loo fi dégg rek yow yaa ko teg sa bopp parce que guerre la guerre day saf mondial loolu rek la ñu wax ñun bu fekkee da nga bëgg a jàppaate ñu nit lu ñu man dinañ ko wax li ñu man dinañ ko def c'est ça la réalité mënuñu nag li nga man parce que yow ragaloo yàlla yow ragaloo tooñ mais ñun man nañu li nga xam ne loolu la ñu yàlla may doole bi ñu yàlla may ñu nit dinañ ko utiliser contre toi bu ci yàlla andee te doole boobu réseaux sociaux la te billahi wallahi tallahi Macky Sall billahi wallahi mets-toi en garde Guy Marius Sagna bu génnul dans 48 heures avertiroon naa la ko ci affaire u Assane Diouf fi mu toll nii guddi yi ñu toll yow nga doxoon mbedd taatu neen sax moo gënoon parce que on connaît même le centimètre de tes pinis sa pinis bi nekk sa tubéy sa 2 centimètres yi sax xam nañ ni mu toll ndax adduna yëpp xam nañ la tey te avertiroon nañ la ci taawu Assane Diouf nanguloo koo déglu on t'avertit du cas de ce frère qui est digne du Sénégal ce fils digne du Sénégal boo ko libéré wul lu la dal yaa ko teg sa bopp loolu mooy dëgg garde ko mais di nga dégg loo xam ne masoo koo dégg bi nga juddoo ak léegi te loolu ci 48 heures lay xew incha allah duñ la may dara
48 hours is all we give you. Mayuñu la 30, mayuñu la 72 heures, mayuñu la 24, 48 lañ la may. Fii 48 heures bu Guy Marius Sagna génnul ci kaso bi dinañ la def loo xam ne yow di nga dee doo ko fàtte. Et j'en suis sûr que ce message va t'arriver. Inch'Allahu Rabbi. Inch'Allahu ngay emprisonner ay innocent pour rien du tout dafa war a jeex Sénégal te fii la yem. Dootuñ la ko mayati. Bu soobee yàlla nag. Mes frères et sœurs, soyons prêts. 48 heures, c'est la guerre contre Macky Sall. C'est la guerre des réseaux sociaux contre Macky Sall. Fu nekk ci àdduna bi Paris, Angleterre, Amérique, simultaneously dinañu ñëw Macky Sall. Te billahi wallahi tallahi bu kerogee xanaa fekke da nga xaru ba pare nga dee nga ba pare waaye bu fekkee deewuloo balaa booba incha allahu keroog lañ lay doggali parce que doomeeraam bu mel ni yow waratul jiitu réew doomeeraam bu mel ni yow waratul nekk biir Sénégal doomeeraam boo xam ne yow néew ji doole ji ngay xool yow ñi nga ëpp doole yow la raison des plus forts rek ngay def li doomeeraam yi daan def école moom ngay def tey yow tey sa peuple jël la fal la doomu baadoola bu mel ni yow doomu nit ku tekkiwul dara peuple sénégalais bi jël la jox la lépp Macky Sall yow tey amoo loo leen di fayee budul ku wax nga jàpp ko dugal ko kaso ku wax nga jàpp ko tëj ko ku wax nga jàpp ko noot ko nga defee ne dag ñuy noppiloo you got a big mistake coming am nga mistake de bu soobee yàlla danañu Dakar sa ndey keroog jeudi ba nga xam ne que Dakar dana jeex Sénégal keroog dañ leen la xorom saaku xorom yi yëpp dana ñëwaat yëpp ay judduwaat bu soobee yàlla alxamis bii di ñëw Guy Marius Sagna bu génnul ci kaso bi ndox mu tàng beeg acide beeg lépp la ñuy këpp sa lëfal ndey duñ la may dara ngeen jéggal ma sawaay parce que tout simplement waxoon naa leen ko nee naa leen saaga dañ ko defar pour lan pour doomeeram yu mel ni Macky Sall ngeen jéggal ma saaga dañ ko defar saaga defar luñ ko ñëpp mais doomeeram yu mel ni Macky Sall ak Bassirou Gueye procureur bu Dakar ndeem boobu ñooñu lañ ko defaral Guy Marius Sagna boo ko bàyyiwul fii ak alxamis dinañ la woon jinne di nga gis jinne ci réseaux sociaux yi nga xam nga Youssou Ndour woyoon na ay réseaux sociaux fii ci taawu Assane Diouf wallahi billahi di nga gis lu ko raw xam nga Youssou Ndour génne na musique u réseaux sociaux Macky Sall yow yaay toog sa biir néeg bu boobaa alxamis bu rombee ngay woy ay réseaux sociaux dinañ la jàpp dinañ la won ne que ñun doomu sénégalais yi dootuñ la mayati dara yow doom yaram nga on va rien te donner non moo yow doomu nit ku bon nga doo doomu nit ku baax duñ la mayati dara kenn du la may kenn du la may dara alxamis bu soobee yàlla alxamis ngay xam ne lépp dëgg la tey lancement la li ngay dégg ni yëpp Macky Sall jàpp ko film bu ne am na lancement film dafa am lancement lii lancement la bu ci yàlla àndee alxamis wallahi billahi tallahi di nga xam ne lépp dëgg la bu Guy Marius Sagna fanaanee ci kaso boobu alxamis yow ci armeer yi ngay fanaan parce que ñun dinañ la rey we will kill you ñun dinañu rey sa cerveau yow doom yaram nga yow doo nit ku baax xamuloo ku baax jegewuloo ku baax ngeen jéggal ma sama nit ñu baax ñi laay waxal waxuma comme ay doomeeraam yoo xam ne yu mel ni Macky Sall yu nekk Sénégal sama mbokk yu baax yi may dégg may wax lu jéggi dayoo c'est tout simplement nous on est des fils dignes du Sénégal et on est des patriotes duñu bàyyeti benn doomeeraam di fi ñëw di néewal doole ay doomu sénégalais loolu mënatul am c'est pas possible loolu jeex na loolu c'est fini voilà c'est fini voilà donc li xew ba xew bu soobee yàlla incha allahu rabbi alxamis bu ci soobee yàlla Macky Sall di nga xam ne lépp dëgg la yow ak ñi ànd ak yow préparé leen ko rek bu soobee yàlla alxamis di ngeen am lu leen doy alxamis dinañ leen teel a alerté bu soobee yàlla ñu joxante rendez-vous ñun ñëpp à 15 heures de New York xaw ma defe naa boobu GMT moom mooy 19 heures 19 heures heure Sénégal alxamis bu soobee yàlla ñun ñëpp nañu pare explosion yi nga xam ne dina am ci réseaux sociaux yi histoire lay doon is going to be history in the history of Sénégal histoire la jour boobu dinañ ko bind ci jour archive bi bu soobee yàlla parce que dootuñu nangooti nous c'est fini parce que pour toog doomu sénégalais bu wax nga jàpp ko dugal ko ci kaso bi doomu sénégalais bu def lu dul naka si noonu wala bu wax lu dul naka si looy yow lu la arrangé wul nga jàpp ko dugal ko yow nga yor sa ay gànnaay sa ay caga doomeeraam yu tekkiwul dara nga leen di dugal ci réseaux sociaux yi ñu ñuy saaga ay Yaata Mbaye
Yaata Mbaye doomu cottu ndem boobu kooku kan la war a génn di ko saaga doomu caga boobu kooku war naa génn di saaga Guy Marius Sagna kooku ndeyam daa sëy kooku xam na luy sëy ndey kooku yaataam kooku war naa génn di saaga Guy Marius Sagna kooku ndeyam dafa xam luy sëy ba muy saaga ndeyu Guy Marius Sagna doomeeraam yu mel noonu nga jël jox leen la xaalisu riba Sénégal bi xaalis bu araam bi ñuy génn di wax doomu jàmbur yi lu dul naka si noonu Yaata Mbaye kooku kii la ñooñu ñooy exemple ñooñu exemple réew lañu doomeeraam yu mel noonu exemple réew lañu Guy Marius Sagna lim leen wax bu leen naqaree réglé leen ko doomeeraam yi tabax leen ay hôpital Sénégal yoo xam ne doomu Sénégal yi dinañ ci faju ba dootu leen dem Bordeaux di fa fajoo ji voilà TER bii nga ñu fi indil train express régional bii nga fi indi dóorkat bi nga doon dóor sénégalais yi nga indi fi train express régional pour nax ñu Cissé Lo génn na fi barki démb nee na moom il est un escroc reconnu Aliou Sall sa frère doomeeraam ji génn na fi barki démb teg loxoom ci alxuraan ci ay duul yow sa oto bi takk na fi barki démb ndax ay duul nga ba takk waaye nga defe ne ñun loolu yëpp yëguñu ko bu fekkee da nga defe ne da ngay nax sa bopp ngay nax mais ñun mënuloo ñu nax ñun dañuy lutter contre yow billahi dinañu guerre contre yow ba yàlla jëlee la Sénégal duñ la may dara nag duñ la may duñ la lebal duñ la abal dinañu teegal sa ndey ba nga génn Sénégal boo génnee Sénégal ñu ànd ak yow aussi ñu jongal leen ba ñu génn fa c'est ça la réalité duñ la mayati dara duñ la mayati dara duñ la ko mayati duñ la mayati dara we are not going to give you anything anymore pour ñu toog fii doomu sénégalais yi nga leen di noot di leen def lu bon di leen souffrir loo yow xanaa ragaloo yàlla bu ma fi toogee sax ne ragaloo yàlla man maa yab yàlla parce que yow xam nañ ne ragaloo yàlla we know you don't fear Allah parce que ku ragal yàlla dina ragal ak Guy Marius Sagna lu mu la def qu'est-ce que Guy Marius Sagna a dit de malheur wax leen ma ko ma dégg ko Ousmane Tanor Dieng fan la dee mais Guy Marius Sagna lu mu wax Ousmane Tanor Dieng ñaata at la def ci gouvernement Sénégal Tanor ñaata at la fa def mais il n'a pas menti mais c'est une honte yan doomeeraamu Afrique yi rek ngay gisee loolu tubaab yi sax xasee nañ leen ko xanaa yéen amu leen jom yow tey Sénégal nga waroon fa tabax ay hôpitaux yaa ngi sàcc rek di duul rek di dajale nga defe ne loolu mooy yóbbu réew kanam duul nga ba Sénégal tas waaye incha allahu rabbi yow sa bakkan du ko fekkee alxamis lañ la may alxamis dootuñ leen may benn centimètre alxamis cagatu gi ngeen nekkee li ma bañoon génne yëpp dina génn alxamis képp kuy xaritu Macky Sall sa cagatu bi ngeen doon def Amérique képp ku fi nekk ak li ngay def ak seen affaire góor jigéen yi yéen ñëpp dinañ leen dévoiler alxamis fii ak alxamis nag du ma jël téléphone jarumaa woo jarul woote jarul neexal jarul tàppale jarul def dara parce que du ma wuyu kenn je ne vais répondre personne d'ici jeudi ci ubbi rek la ñuy génnee ubbi affaire yi rek la ñuy génnee bu soobee yàlla alxamis moom génnee lépp lañ fiy def dévoiler lépp amul kenn koo xam ne dinañ la baal yow Macky Sall yow boo dul doomeeram ana Bun Jon fan la dem fajuje yow boo dul doomeeram Moustapha Niass ak ñooñu nga àndal yëpp yow boo dul doomeeram Macky Sall ban hôpitalu Sénégal ngay fajoo wan ñu sa ay record sa ay bulletin médical amuloo benn bulletin médical boo xam ne mën nga koo woon doomu sénégalais yi amuloo benn bulletin médical boo ñu mën a woon ndax doomeeram nga ñi ànd ak yow yëpp ay doomeeram lañu te bu soobee yàlla incha allahu rabbi dinañ leen faj on va vous soigner di ngeen wér peng alxamis feebar bu leen mën a jot ci adduna bi di ngeen wér seen affaire góor jigéen yëpp dinañ ko génnee liste yi dinañ ko dévoiler duñ ci nëbbati dara duñu bàyyi dara amul dara loo xam ne dinañ ko desal Guy Marius Sagna daal moo leen di xañ jàmm bu soobee yàlla Guy Marius Sagna bu génnul alxamis lu dal doomu sénégalais yaa ko teg sa bopp ku fa am cardiaque xam leen ne góor jigéen ma ko jox cardiaque Tunkara reyu ko reyuma ci kenn cardiaque yi dina bari nag fi mu ne ni hôpital yi fan yi dinañu bari ay malade mais bu soobee yàlla duñ leen mayati dara c'est fini parce que doomu jàmbur boobu defu leen dara il n'a rien fait il n'a rien dit de mauvais c'est ça la réalité voilà doomu jàmbur boobu amul kenn ku mu def dara da ngeen di xool ragalu leen yàlla doomu sénégalais buy waxati tey day jooy
tey amul doomu sénégalais. Hier j'ai parlé à ce petit frère, il avait les larmes aux yeux. ay xale yu ndaw sax dañuy jooyal Sénégal tey. beneen déception bu ma am te je vais vous mettre en garde. xaw ma ay footballeur ngeen, xaw ma ay tëlkatu bal ngeen, dama leen di def en garde. ñun bëgg nañ leen en tant que citoyen sénégalais, on vous aime beaucoup. waaye ku fi génn di jéem a défendre Macky Sall danañu téegal sa ndey. dañ leen di wax lu leer ngeen dégg ko. xaw ma footballeur ngeen, xaw ma ay joueur ngeen, xaw ma yan façon imbécile ngeen, xaw ma ko. voilà ku fi génnati ngay jéem a défendre Macky Sall dinañu solal sa ndey kilote bu bees, parce que ay doomaram ngeen. yéen boo leen gëmoon Sénégal, boo leen bëggee Sénégal, gis ngeen Sénégal métit bi fa nekk, kenn dina génn di jéem a défendre Macky Sall. génn leen rek. démb dégg naa Sadio Mané, moom waxuma ak moom en direct parce que wóoruma li ñu wax, mais xam naa ne dégg naa ne doomeeraam dégg laa def dégg ne dem na démb nee na moom day dem fële université di fa wax ay waxu dof. dégg naa ko, wóoruma. parce que lu la wóorul doo ko wax. mais bu fekkee loolu ñu wax dégg la, frère régleel sa bopp. man waa Casamance laa ni yow. il faut régler yessi la siidulaalto dindin kendo kam malule ite famani bamal bebe bata kono yalo hani la sate silol mambetiya hani ekolo membe la sate kono italia kije ite ni la malbalia yetenkun wole betiata dindingo katenkun ne asi ala siidulato yalla moo la taal yal na la yalla continuer taal yalla may la ndam ci Sénégal. waaye nga génn ci ay affaire Macky Sall nga régler sa bopp, loolu moo gën. boo réglewul sa bopp dinañ la solal culotte bu bees. loolu mooy dëgg bi. na nga régler sa bopp. on t'aime beaucoup, on est très fiers de toi, mais bul fi génnati ngay waxu Macky Sall. c'est ça la réalité. yow xam nga sa bopp, xam nga sa dëkk. ndax sa Macky Sall bu liggéeyoon yow doo def université sa dëkk, doo tabax sa dëkk, doo fa def ay hôpitaux. donc bul ñu fontoo. boo fi génnatee di fi wax ay waxu Macky Sall dinañ la solal culotte bu bees. El Hadj Diouf doomeeraam jooju gis nga fiñ ko teg ñoom, fiñ ko teg ñun. donc tu te méfies, na nga def beaucoup attention. tu es encore jeune, tu es talentueux, tu as ta futur devant toi. bëgguñu fay say lamp. on veut pas te traumatiser. boo fi génnatee ngay wax ay waxu dof ci Macky Sall dinañ la traumatiser. loolu ñun ñoo la ko promettre. boo ñu yabee, boo yabee sénégalais yi na nga xam foo ko yóbbu. boo fi génnatee ngay dem ay université wala benn école que ce soit nga ne yow da ngay dem foofu pour di fa wax waxu Macky Sall dinañ la régler sa compte. di ñu dégg. voilà nous on n'aime pas Macky Sall. bëgguñu benn doomeeram bu ñu ko imposer. ñun bëgguñu Macky Sall, bëgguñu lu ko jege. ku fi ñëw di ñu ko jéem a imposer dinañ la teg sa place. ak joueur, ak chef religieux, ak koo mën a doon ku fi génn di soutenir Macky Sall danañu dajji sa lëfal nday yàgg Macky Sall yépp ngeen dégg ko. loolu nag ginnaaw loolu ngeen xaar ñu ba alxamis ñu ñëw ñu fekk ngeen gis ñu. voilà bu kenn génn Macky Sall fii di ko jéem a protéger duñ ko accepter. Macky Sall bàyyi leen ñu ak moom ñu daggate ko, ñu supp ko, ñu lekkal ko suñu bopp doomu cottu ndeyam boobu. laissez-le avec nous. bàyyi leen ñu ak Macky Sall, on va régler son compte. duñu nangooti benn doomu sénégalais ñëw fii di protéger Macky Sall dans quoi que ce soit. c'est fini. parce que doomu jàmbur bu deful dara. tey dégg ngeen ku mel ni Guy Marius Sagna. dégg ngeen ku mel ni Guy Marius Sagna muy génn di xeexal réewam. ngeen jàpp doomu jàmbur jooju di ko saaga, ngeen jàpp doomu jàmbur jooju di ko maltraité, ngeen jàpp doomu jàmbur jooju dugal ko ci biir kaso bi. kooku mooy doomu Sénégal. kooku mooy doomu Sénégal bu baax. ñun kooku mooy référence ci ñun. Guy Marius Sagna, quelqu'un qui se lève pour se battre pour son peuple. ñun du ay doomaraam yoo xam ne dañu yor seeni ay milliards toog fu leen neex duul bu leen neex wax ko, nit ku leen neex àndal. ñun gëmuñu loolu. ñun kan lañu gëm? ñun doomu Sénégal yi xeexal Sénégal lañu gëm. xam nga tey bu ma leen nee man Assane Diouf c'est mooy référence ci man, doomu Sénégal yu bari duñ ko comprendre. man Assane Diouf lu may jox duma ko jox, duma jox. ñun doxuñu ci joxante. mais c'est quelqu'un qui est une référence pour moi parce que doomu aadama la boo xam ne day génn xeexal Sénégal. loolu rek lay def. man képp ku bëgg Sénégal billaay wallaay dama laa bëgg. ku bañ Sénégal nag sa lëfal ndey I don't care. ku bañ Sénégal yaa xam.
ku bañ Sénégal demal dee ci àll bi yow yaa xam ku bëgg Sénégal bëgg naa la ku bañ Sénégal deewal ci àll bi ba xam je m'en fous parce que man terewloo maa reer terewloo maa añ c'est tout mais duñu sacrifier suñu àdduna yëpp di xeexal Sénégal di bàyyi ay doomeeraam di ñëw génn di ñu yàqal suñu dëkk bi duñ ko may kenn on le donne à personne ngeen jéggal ma amul benn doomi aadama bu ma jaral Sénégal man amul benn doomu aadama bu ma ko jaral je vous ai dit que je peux sacrifier ma famille pour le Sénégal je peux me sacrifier moi pour le Sénégal donc duñu bàyyeeti benn doomu aadama ñëw ñun Sénégal rek la ñu am that's all we have dëkku jàmbur yi ñu dëkk yëpp dëkku jàmbur la boo taxawee tey ay doomu aadama di la laaj where you from Sénégal ngay wax parce que bañ nañ ko ba dañ lay ne where you from saa boo nuyoo nit ñaari kaddu yoo ko yum lay njëkk laaj mooy foo dëkk Sénégal laa dëkk je suis sénégalais fils digne du Sénégal teeru Sénégal man jëmbatu teeru Sénégal laa man Sénégal laa juddoo man Sénégal laa gëm Sénégal laa juddoo moom laa bëgg ci sama biir xol bi moo fi dee malheureusement pour moi guddi yi ñu toll yàq nañu sama dëkk ba dëkkuma fa c'est tout mais wallahi billahi tallahi saa yu ma tëddee Sénégal laay jooy saa yu ma tëddee Sénégal laay gént every day I wake up I think about my people back in Sénégal ay doomu jàmbur yuy dee ndax mar en 2019 ay doomu jàmbur yuy jàngi école yuy dox 10 kilomètres dem jàngi école pour lan pour rek am xam-xam ci biir Sénégal pour dimbali Sénégal xanaa yéen doo leen seetaan loolu yéen xanaa vous ne regardez pas ça xanaa yéen doo leen seetaan yu mel noonu doo leen seetaan ay doomu sénégalais yu gëm Sénégal yoo xam ne seen xol yi Sénégal moo koy tooyloo Sénégal moo ci dee Assane Diouf mënoon naa gi ñibbi là où il a toutes les opportunités pour repartir à l'ambassade des États-Unis et prendre son visa et quitter le Sénégal chaque jour ma wax ko ak moom mu bañ dee Sénégal moo dee ci xolam mu ne du dem mu ne mënumaa dem bàyyi sama dëkk nii nit ñu mel noonu ngeen gis leen léegi yéen ngeen bëgg a jël Sénégal di ko fonto parce que tout simplement am na benn doomaraam bu la jox 50 millions 50 millions c'est quoi sur quelqu'un qui gagne des milliards mais bàyyi leen complexé président de la République c'est quoi il a été élu c'est un employé du peuple président mooy kan président du buur bàyyi leen confondre ñaari affaires yi président c'est pas un roi Macky Sall donnul Sénégal sénégalais yi ñoo ko jox lépp jox ko avion jox ko kër jox ko oto jox ko lépp doom yaram ji moo tànnal sax boppam oto jaral na ko mu dem jëndi oto 1 milliard il n'était même pas conscient pour savoir que on habite dans un pays pauvre yéen sénégalais yi ngeen bëgg a toog fontoo seen réewu bopp toog caaxaan baaxul doomu nit ku baax du caaxaan nit ku baax du caaxaan xam naa nag du neex ba ñenn ñi nga mën a dugg seen bopp mais dafa jot sénégalais yi jóg il est temps que ñu jóg kenn mënuñoo defal dara il faut ngeen comprendre kenn adduna bi bu naqaree ku nekk sa dëkk ngay ñibbi tey nous notre président mi ngi delloo ñëpp fu ne il retourne les gens partout dans le monde ne moom la ñuy liggéey voilà nañu bàyyi voilà mbir mi ñëwaat na partagé waat leen ko frères yi ak sœurs yi doomu aadama yi les conscients partagé le live élargir leen ko encore doomu aadama yi dellu si waat dégg li nga xam ne moom la ñu bëgg parce que ñun li ñuy laaj bariwul Macky Sall bëgg na cagatu loolu problème am la Macky Sall bëgg naa doon góor jigéen loolu problème am la jabaru Macky Sall bëgg naa doon guyin loolu problème am la waa kër Macky Sall bëgg nañu doon ay doomeram loolu seen problème la mais on ne permettra plus un Sénégalais simple koo xam ne ñun ñoo la jël jox la lépp ngay jël ay doomu sénégalais di leen tëj te kenn du ci def dara loolu c'est fini loolu jeex na gas yi c'est fini loolu duñ ko nangooti bu ko neexee na jàpp ku ko neex waaye dinañu téegal ndeem dinañu ko dévoiler dinañu génne on va péter tous ces câbles on va enlever tous ces problèmes on va les exposer dimbali leen ma ngir yàlla kuy bind na bind rek vive wala je suis Guy Marius Sagna mais bu kenn bind comme sama frère patriote yi nekk ci biir dëkk bi bugguma kenn bind saaga parce que xam ngeen gars yi qui ils sont boo leen bindee lu dul naka si noonu dañuy ñëw jël si la sa kër bu ñu paree ñun dinañu duggaat seen lëfal ndey ñoom loolu mooy dëgg mais yéen bind leen rek li nga xam ne moom moo normal parce que vraiment comme je vous le dis on n'est pas assez fi mu ne nii les Sénégalais ils sont conscients
mais ils ne sont pas assez braves pour arrêter ces malhonnêtetés, pour arrêter médiocrité bi nga xam ne moom moo nekk Sénégal yéen bind leen rek je suis Guy Marius Sagna mais incha allahu rabbi alxamis ñun ñëpp danañu dem kaso alxamis bu soobee yàlla on va exposer les problèmes de Macky Sall le procureur c'est le problème le procureur est le problème mais c'est Macky Sall le patron du procureur il faut ngeen xam loolu il faut ngeen xam ne Sénégal Bassirou Gueye doomu yaram la Bassirou Gueye moom doomu caga la mais Macky Sall moo biiral ndeyam il faut ngeen xam loolu il faut ngeen xam ne Macky Sall mooy ki bon man nee naa leen Macky Sall mooy ki bon man Sénégal ku ma ciy mere I don't give a damn I don't give a shit man Sénégal moo ma intéressé you don't have to call me my friend bu ma kenn woo bu ma kenn faale I care less my only problem is Sénégal duñu mayati Macky Sall benn centimètre pour muy souffrir loo ay doomu Sénégal déedéet Macky Sall bu fi génnatee souffrir loo benn doomu Sénégal dinañ ko wax ku doon faru yaayam dinañ ko wax ku doon ay doomeeraam yi nga xam ne ñoom la doon tëddee góor jigéen yi muy àndal moom di tëjoog ñoom ci biir néeg yëpp suba dinañ leen exposé bu soobee yàlla bu leen nëbb dara amul dara lu sénégalais di nëbb nee naa leen mer leen I don't want nobody to be happy I don't care that's the point déedéet man mayatuma kenn we not giving Macky Sall duñ ko mayati benn centimètre boo xam ne daf ciy dépassé doomu sénégalais it's over Guy Marius Sagna moomu mu tëj ci kaso bi ngeen defee ne Guy Marius Sagna ndeyam gënul ndeyu Macky Sall ndeyu Guy Marius moo gën a sëy ndeyu Macky Sall parce que au moins bi Macky Sall nekkee di sàcc Sénégal Guy Marius Sagna mi ngi xeexal Sénégal Guy Marius Sagna sàccul Sénégal mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qui s'est passé à ce jeune tout simplement il a dit tout ce que les Sénégalais veulent dire exactement peut-être plus mieux que ce que moi je dis Guy Marius Sagna li muy wax moo tane li may wax man mais nañ ma jël si dinañoo bëgg a jël yi nañ ma jël si man bu dee da ngeen bëgg a jël si ay doomu aadama rek jël si leen ma mais man wax leen ma fan laay wuyu ji que Macky Sall m'envoie une convocation et je vais aller répondre mais dootuñ leen mayati saram ndayam dara dootuñ leen ko mayati mais wallahi billahi tallahi wallahi Macky Sall dinañu jëflante ak yow ñun nee nañ la génération sadik nga dajel génération I don't give a shit nga dajel génération I don't care nga dajel yaay nag ma jéggal ndax xam naa ne naa fekk yi ci yow la ñu njëkk jëm wan la vidéo yi ne la Ousmane a ngi saaga mi ngi nangam I care less I love you very much ma'am but I love my country wallahi bëgg naa la yaa ma indi ci àdduna yaa ma jox lépp yaa ma jox bakkan yaa ma jox lépp yow yaa tax may xeex tey parce que man li may xeex du pour man it has nothing to do with me it has to do with my country maa ngi leen di jéggalu yéen ñëpp nag muy sama jigéen di sama yaay di sama frère yéen ñëpp maa ngi leen di jéggalu mais nee nañu leen ñun génération bu bees bii ñu am dootuñ ci mayati kenn muy fonto Sénégal a jeex na loolu gas yi ñun dañu bëgg suñu pap yi nekk fii ngeen mën a retraité ñibbi tey bu doon dëkku Kadhafi ngeen dëkkoon yéen tey bu doon ay libyen ngeen dëkku Kadhafi ngeen dëkkoon ni kon pas sénégalais du amati New York fan nga mas a dox New York ba dajeeg benn pas libyen amul benn kilifa libyen booy dajel fii benn doomeeraam pétrole feeñ na Sénégal rek ngeen mën a bëgg a mel ni ay dëmm doomu cottu ndeem yi Foudy village Cheikh sa baay mooy Foudy village moi je suis le guerrier du village man kenn ma suma yóbbu fan ma wax la ko nee naa la prends ton temps et prends à savoir à qui tu parles doomu saram ndeyam sa baay mooy Foudy village doomu cottu ndeyam man damay Foudy village man masuma tux masuma naan sàngara man doxuma ci loolu ma wax la ko lépp lu may def je suis responsable de tous mes faits Foudy village du xeex ak gouvernement Amérique daan ko man policier Amérique bu nee jàkk man maay njëkk ñëw jàkkaarloo ak moom laaj ko ñi ñuy xeexandool ñu wax la ko doomeeram bi sa du tuunu bàyyi nga toog fii naan ma Foudy village sa bàyyee Foudy village ku fi duggate di fi waxu Macky Sall dinañ la yar ñun waxu Guy Marius Sagna lañ fiy wax fii ku fi ñëw tu parles de Guy Marius Sagna rek bu soobee yàlla incha allahu rabbi billahi wallahi tallahi Macky Sall jeudi di ñu gis te defe naa ne bu fekkee yaa ngi may déglu tey jeudi di nga xam ne lépp dëgg la jeudi da ngay jékki-jékki rek sa caaya bi takk sa cucc bu ndaw boobu dina lakk jeudi
jeudi di nga jékki-jékki rek caaya bi tàkk billaay ñoo la ko wax incha allahu rabbi alxamis Macky Sall alxamisa wallahi caaya maa on wada nu mu tudd caaya bi dina tàkk incha allahu rabbi jeudi sa caaya baay dina tàkk parce que yow doomi aram nga Guy Marius Sagna lan la def non Guy Marius Sagna ana lu mu def ba doomu sénégalais war koo tëj sa data ndey yow sa ndey moo judduwul doomu xaram Aziz Fall dañuy téegal sa ndey ma ne leen tey duñu may kenn dara ku fi ñëw ñu Dakar sa ndey yan ay doomi aram ngeen ñun Guy Marius Sagna lañ fi wax ku fi ñëw du waxul Guy Marius Sagna téegalal sa ndey ci biti ñun waxuñu fi lu dul waxu Guy Marius Sagna Guy Marius Sagna la ñu am pour waxal doomu jàmbur boobu tëdd ci biir kaso bi muy souffrir on parle seulement de lui saagaw ma ndey ñëpp ngeen jéggal ma déedéet saagaw ma ndey ñëpp saagaw ma ndey ñëpp déedéet du ma saaga ndey ñëpp parce que am na ay nit ñu baax Guy Marius Sagna boobu tëdd ci kaso bi ñun kooku la ñuy waxal ñun luñ fi mayatul mooy benn doomu yaram benn doomu caga di fi ñëw di wax ay waxu doomu yaram nee nañ la incha allahu rabbi bu soobee yàlla jeudi di ngeen xam ndax Tunkara saaga na ba xam saagawul ndax fii ak alxamis du ma jël kenn téléphone fii ak alxamis kenn mënuma ci génnee ci li may dugg yaay nga baal ma du ma la jël fii ak alxamis de fii ak alxamis soxna si rek ngay waxal du ma jël kenn du ma naxante kenn fii ak alxamis seklu jeune laay dugg jël sama ay listu góor jigéen teg ko sama loxo bi ak sama listu doomaraam bu soobee yàlla Macky Sall bàyyi na Guy Marius Sagna waaye wala dégg na jéyee Sénégal ñun ñoo leen ko promettre fii ak jeudi incha allahu dinañu guerre mondiale ak Macky Sall nee nañ la guerre day saf mondial soit ñu guerre wala góor jigéen bi nga tëdd sa kër ñun ñu tëdd suñu ay kër mais duñu mayati benn doomaraam muy ñëw di souffrir loo ay doomu Sénégal ça c'est fini ce cas est terminé au Sénégal dootuñ ko mayati kenn déedéet duñ leen ko mayati du ma fi toog du ma wuyu kenn téléphone ngeen jéggal ma wax naa leen ko jarul ku may woo jarul ku may lijjanti jarul ku may yónnee message fii ak jeudi du ma lijjanti kenn ku am daal ay liste góor jigéen génnee leen ko sama xarit yi xam ngeen ñi may wax y a quelques frères que je connais qui sont très proches ñun ñëpp ñoo jege ñooy xeex benn xeex bi du ma tudd seeni ay tour publiquement mais xam ngeen li may wax nañu génnee liste góor jigéen yi ñu partagé ko nañu génnee liste doomeeraam yi ñu partagé ko nañu leen dévoiler nañu dévoiler lépp bu soobee yàlla nañu dévoiler lépp duñu mayati kenn dara c'est fini Guy Marius Sagna jàpp ngeen ko caqate ngeen ko ay jour waxuñu leen dara ñu ngi toog fii naan leen libéré Guy Marius Sagna ngeen defee ne da ngeen ñuy jaay doole ñu ngi wax ak yéen ci njëkk ak teranga libéré Guy Marius Sagna ngeen defee ne da ngeen di kokkoli sénégalais yi waaye incha allahu rabbi alxamis di ñu dégg da nga defee ne tey dégg nga tey dégguloo dara alxamis YouTube bu Sénégal yi dina toj ndax xam naa ne jéye yiñ fiy génnee masu leen koo dégg bi Sénégal nekkee Sénégal ba léegi doo leen ko dégg du ma jël nag téléphone ngeen jéggal ma du ma jël kenn téléphone du ma wuyu message kenn fii ak alxamis bu ma kenn woo parce que da ngay perdre sa temps incha allahu rabbi man dinaa topp réseaux sociaux yi pour xam ndax Guy Marius Sagna génn na wala génnul si o Guy Marius Sagna o ɓiɗɗo janana o yaltaani Macky Sall wallahi a nanat ko a welaani ma incha allahu rabbi ngeen jéggal ma nag comme ni ma leen koy waxee ñun li ñuy wax benn nit rek la intéressé kooku Macky Sall la tudd bu ko kenn jël moomoo ko bu kenn mer ku mer bokkoo man waxuma kenn ñun Macky Sall moo ñu intéressé Bassirou Gueye Aly Ngouille Ndiaye ñetti doomeeraam de la République yooyu bu ci yàlla andee incha allahu rabbi notre message sera pour eux bu soobee yàlla amul benn wax boo xam ne ñun dinañ ko wax ku am information s'il vous plaît bu leen amerder website yi bu leen sonal sama inbox bi ñi nga xam ne am nañu information tout simplement ci góor jigéen yi ak liste yi nga xam ne yor nañ ko ba pare liste yooyu rek la ñu soxla li ma fi indi alxamis mooy liiral leen diw sàngam góor jigéen la 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 yooyu rek moo ma fii indi alxamis voilà liste góor jigéen yi la ñuy génnee alxamis
c'est tout bu ñu ñëwee génnee liste góor jigéen yi Macky Sall moom mooy góor jigéen numéro 1 mais li ñu fi indi alxamis mooy wax leen faram yi mooy ñi nga xam ne ñooñu la ko seqal bu soobee yàlla incha allahu rabbi alxamis buñ fi ñëwee di ngeen xam ne lépp dëgg la bu alxamisee alxamis xam ngeen luy alxamis muy jeudi ci tubaab muy Thursday ci anglais ñëw leen ñu daje fi à 15 heures ñu joxante rendez-vous c'est le jour de la guerre du cyber contre Macky Sall incha allahu rabbi duñ ko may dara c'est ça incha allah bu soobee yàlla alxamis bu soobee yàlla lépp loo xam ne war nañ koo lijjanti ci Macky Sall dinañ ko lijjanti moom ak doomeeraam yi nga xam ne moom la ñu àndal incha allahu rabbi alxamis bu soobee yàlla lépp dana leer ñun ñëwuñu fii pour ngeen konteel ñu ay nombre de vues ngeen jéggal ma am na sama sœur bu bind loolu taxuñu fee ñëw comme niñ leen ko waxee bu dee vues rek defe naa gis ngeen suñu frère bi Assane bu ñëwee 5000 personnes dinañ ko seetaan 5000 personnes yoo xam ne daf leen di conscientiser ñun loolu du loolu rek moo ñu yëkkati bëgg nañu ngeen partager message bi mu yegg fu ne c'est ça la réalité dugal leen ko fu ne doomu sénégalais yi dégg ko parce que guerre bii daaneel Macky Sall si ñun lay jógee Macky Sall li koy daaneel si ñun lay jógee Macky Sall ñun dañu bëgg mu teg ay lengeem mu kattandeem abal ñu Sénégal parce que du nit ku baax ñun loolu rek la ñu bëgg na wekki lengey teg ko abal ñu Sénégal c'est tout bugguma kenn woo ma nag avertir naa leen bu ma kenn woo di ma wax ay waxew frère saaga nangam sangam ku am sa conseil yóbbu ko foo ko bëgg a yóbbu nga yóbbu ko fa yóbbu ko conseil constitutionnel nga conseiller ko doomeeraam yooyu yóbbu ko fa bu ma kenn woo soxlawuma conseil soxlawuma dara lépp loo xam ne man dinaa ko def man dinaa ko diggaaleeg sama borom bu ma amee pour jéggalu ko dinaa julli jéggalu ko bu ma tooñee sama borom dinaa julli jéggalu ko Guy Marius Sagna rek la ñu wax Guy Marius Sagna la ñu wax ne ñu bàyyi ko mu génn ci kaso bi new ma Macky Sall mu wax ma dara wala yónnee ma dara na free doomu jàmbur jooju nga xam ne Sénégal la gëm rek ñun li ñu intéressé mooy mu génne doomu jàmbur jooju su ko génnewul lu ko ci fekk moom lu ci góor na ko ci góob c'est tout ngeen jéggal ma bu baax jéggalu naa leen maa ngi leen di balu ak parce que vraiment defe naa temps bi ngeen di jël rek pour déglu ñu c'est quelque chose d'important parce que nit man ngaa wax kenn bañ laa déglu waaye yéen ñii may waxal te ngeen di sama ay doomu ndey dafa am lu ma digle ak yéen nee naa leen du ma mësati toog ñuy souffrir loo benn doomu sénégalais may toog sama kër di nelaw moi je dors pas peut-être que tout le Sénégal dort man mënumaa nelaw guddi parce que Guy Marius Sagna c'est un de nous c'est un de nos frères naqar biñ koy teg kuñ ko teg sa frère doo ko nangu donc duñu nangu Aliou Sall moo war a nekk ci kaso Sénégal bi tey doomeeraam jooju ana Aliou Sall ci kaso bi Eva la diva Coly non c'est pas grave nga jéggal ñu kiiwuñu waxuñu pour wàññi leen déedéet du loolu mais comme ni ma leen waxee Aliou Sall ana mu tey ana Aliou Sall Aliou Sall tey il est où Aliou Sall il est libre keroog bi mu génnee dem di dafa ñëw di jaagare di ñu reetaan il rigolait des Sénégalais le fils digne qui se bat pour le Sénégal lui les Sénégalais disent que boo leen bëggee déglu doomeram mais bàyyi leen ma déglu loo leen ay doomeram comme yéen da ngeen bëgg a déglu ay doomeram rek mais attends je vous fais écouter des bâtards au Sénégal mais il y a beaucoup de doomeram mais Sénégal ay doomeram moo fa am yu bari ay doomeram yu bon yoo xam ne respecté wuñu kenn mais quand même naka ngeen di toogee ñuy xool ay doomeram yu mel ni ay nit yu tekkiwul dara attendez da ngeen bëgg a déglu ay imbécile rek ñu déglu loo leen ay imbécile baal leen ñu excusez-moi s'il vous plaît excusez-moi s'il vous plaît baal leen ma excusez-moi pardonnez-moi dama leen bëgg a déglu loo ngeen déglu bu dee ay doomeeraam rek ngeen bëgg a déglu Sénégal ñi ñu fa war a jàpp bari mais j'en suis sûr et certain que c'est pas Guy Marius Sagna parce que yabaate paasewul yow nga toog ci dëkk di déglu ay imbécile déglu leen da ngeen bëgg a déglu ay doomeeraam rek
déglu leen ki. Forward to seeing you on August 3rd. Absolutely, buddy. Spike is always. baal leen ma de déglu leen baal leen ni. baal leen ma de gars yi baal leen ma ngeen jéggal ma tuuti rek. baal leen je m'excuse hein. Excusez-moi. da ngeen bëgg a déglu ay doomaram rek déglu leen lii ngeen déglu voilà ngeen déglu ngeen yaakaar ne Guy Marius Sagna il mérite la prise. Comment Un opérateur économique a le droit de toucher des commissions. Moi, je touche des commissions. Écoutez ces batailles. Moi, personnellement, je touche des commissions. Oui. Si je règle de l'argent pour quelqu'un, il faut qu'on me donne, qu'on me restitue une part. Je vis de ça. Moi, je vis de ça. Moi, je manipule des centaines de millions. Pourquoi on ne me dit pas où tu trouves cet argent? Posez-moi la question. Pourquoi poser ça à l'URSSAF? On peut me donner, je peux recevoir des commissions. Yéen a ngi dégg dooméram yi ñëw di défendre Aliou Sall. Xool leen sa fils bi écoutez sa fils. dama bëgg ñu wax ma rapport bii am na wala amul ndax am na Sénégal inspecteur général d'État bu ñuy woowee Gallo Samb ak Oumar Sarr. Il dérange. rapport bii président de la République mais jotu ko depuis 2012 waaye nag jot na rapportu Khalifa Sall mu tëj ko ci kaso. déedéet xaaral rapport bii ñuy nëbb ba ñuy menacé nit yi ne ku ñu jàpp ak rapport yi damay daaneel. yow non seulement sa temps dafa guddoon mais wax nga ñaari yoon ci sa si. musul manqué de respect écoutez sa wax ñetteel yoon ci sama temps. écoutez comment il est correct. te bi nga koy def maa ngi ne pàcc ndaxte kii mooy diriger du man. donc di nga souffrir. waaw mais di nga souffrir parce que nit ñi souffrir. ma ne rapport bii. waaw moom ngay laajte. président de la République ne gisu ko jotu ko depuis 2012. rapport bii xaarul BBC xam nga rapport bi lu mu wax. waaw ba pare dégg naa ñu ne ku yore rapport dañ la jàpp. président dañuy xool ci ki ko génnee. ki ko génnee la ñuy xool voilà. bu fekkee président ba léegi jotu ko. na ma woo ma indil ko. xaaral déedéet. non xaar ma daaneel. rapport bii xaar ma daaneel. rapport bi dafa wax. proposition une. Écoutez. rapport bi. Écoutez ce proposition une. ministre en charge du secteur pétrolier. Non, pas me tëbb. Proposition 2. Président de la République. Retrait des permis octroyés à Petrotim en raison des irrégularités qui entachent la validité de la convention signée avec Petrotim qui en est le substrat. def na yeneen ak yeneen proposition ci constat yi. rapport bi dafa dem fu gën a sori. mais BBC lu mu wax. dara très bien comparé ak rapport bi. donc bu ñu waxee ne ñun xamuñu lu ñuy wax. rapport baa ngi nii leer nañu. président de la République moo def lu muy def. lii moo ko métti dooméram ji la dooméram mais déglu leen écoutez cet imbécile. Écoutez bu fekkee da ngeen bëgg a dégg corruption ma jox leen ngeen déglu corruption bu dee dooméram rek ngeen bëgg a déglu attendez vous allez écouter mais c'est des foutaises ñun kenn Sénégalais yi mais nous on n'est pas des imbéciles de quelqu'un. déglu leen rek may leen ma tuuti rek ngeen xaar ma déglu loo leen ces imbéciles d'État ngeen xool yan façon nit lañ ko digaaleel yan façon nit lañ ko digleel ñii duñu nit ñii c'est pas des personnes que quelqu'un doit kii ñii jaruñu door sa dooma doomu xaram yi ñii dañoo jarul kenn door sa doom parce que des imbéciles comme ça qui dirigent un pays soo waxee ñu jàpp la soo waxee ñu saaga la soo waxee ñu saaga sa ndey ñu wax lu leen neex ay dooméram yu mel nii waa ji sant Mbaye l'imbécile là qui sort là-bas ah ay dooméram yu mel noonu ñooy génn di saaga nit ñi ah di saaga déglu leen écoutez cet imbécile écoutez ce médiocre
c'est que Diil dafa am loo xam ne moom xam na boobu il était ministre de l'énergie. déglu leen sama oto lañ dugg. sama oto lañ dugg laa wax. li ma waxante ak moom ñun ñaar li ñu waxante xam na ko. te temps bu ko weddee ñu xam. mais après dafa am xaalis. dafa am fi ñu demoon waxtaane waxu xaalis la ñu waxtaane moom xam naa. après nga jël mu xaalis la ñu waxtaane. jël na moom nga ne jël na moom jël naa. maa la wax loolu. man maa la wax loolu. ku nekk jël. Thierno Alassane jël naa maa la wax loolu. jël na daf mënu wax jëlul. boo waxee ne jëlul dinaa wax montant bi dinaa wax ki ko jox. te soo gisee waxuma sax ki ko jox. kooku dama ko respecté lool mais bu du woon loolu dinaa wax ki ko jox montant bi mu jël ma wax ko montant bi ma jël ma wax ko man du ma wax sax li ma jël maa ngi xaar bu mu tontu boobaa ma leeral ñaar yëpp li ma jël dinaa ko wax li mu jël dinaa ko wax man dinaa ko wax. waaye Fatou li nga wax nii rëy na nii. rëyul dara dama parce que xam nga nit da ngay assumer loo def. comme du sàcc du détournement. loolu soo ko defee nekkul loo xam ne da ngay nëbbatu mais di jéem a njaay njub di jéem a njaay man dama jub du ma lekk xaalis te waaye Thierno Alassane bu mu ñu font nag moo dàq dóor ay jël ay enveloppe fii di ko def ci biir poosam nii. waaw yow ma wax dama tontu man maa wax de man maa wax dama tontu maa ngi xaar tontam dinaa wax montant bi et dinaa ko. te yéen seen montant bi montant bu ndaw yéen du ngeen ay 100 millions dinaa ko wan ne ay milliards ngeen jël. du ma renseignement généraux. waaw mais dinaa wax. xam nga li xew en dehors du montant bi mu jël dinaa la wax même les numéros des billets d'argent bi mu encaissé. man maa lay wax loolu. yoo xam nga numéro billet d'argent dafa xóot. xam nga loolu. dama ko musul wóolu xam naa ko. moo tax saa yu may dox dara ak moom rek sóoraale naa ko. kon yow musul wóolu. laa ilaaha illallah. Thierno Alassane Sall mooy jaar ñoo xam ne barki yàlla bi ñu nekkee ci opposition mu jiite cadre de l'APR. laa mos a wax ne man. léegi ngeen jéggal ma lii defuma ko sax pour manquer respect mais ngeen déglu genre doomu araam yi nga xam ne moo am APR ngeen xam ne aussi am na ay nit ñoo xam ne man duma leen ne nit ñu bon parce que doomeeraam nit boo àndeek doomeeraam ba nga xam ne doomeeraam la tu te retires ngeen déglu mbay pexe xaw ma mbay pexe. sant yàlla julli ci yonent bi. déglu leen sant Sëriñ Tuubaa Mbàkke mi tax ñu tal ko. je respecte voilà je respecte. yéen taalibe Sëñ Tuubaa yi nga xam ne man bi ma yàlla bind Sëñ Tuubaa tax yéen rek laa déglu leen lépp lu ngeen gis ci man te neexu leen bu ngeen ma ko waxee danaa ko bàyyi li ngeen gis ci man nag man du ma seetaan sax football Sëñ Tuubaa rek laa xam damaa génn di dem nit ñi kar sama oto am na ñu ma xamee ma ne ci kanam oto bi ba am ku ma jox benn drapeau ni ma yëgal ko ma seli leen wax njiitu réew mi lu baax ndax man ñëpp laay wax lu baax waaye lu ngeen gis ci man te neexu leen nag maa ngi koy jéggalu yàlla jéggalu ko Sëñ Tuubaa di leen ko jéggalu lu ngeen gis ci man bu ngeen mënee bako ma bako bu ngeen mënee def ko ma def ko maa ngi jéggalu képp ku ma bokkal Sëñ Tuubaa te vidéo boobu neexu la maa ngi lay jéggalu ngir jëmi Sëñ Tuubaa di ñaan Cheikh Mouhamadoul Mountakha yàlla fi yàgg ci wér yéen ñëpp jéggal leen lu ngeen gis ci man loolu noonu wax leen ko ma bàyyi yéen nag la am njabootu Sëñ Tuubaa. voilà xam nga man duma wax sax lu sori mais nga jël exemple bu mel nii parce que tey bu dul dara en tant que fils du Sénégal ak lu mu mën a doon waa ji peut-être c'est un magouilleur peut-être c'est un tricheur peut-être c'est un voleur man xaw ma ko wax dëgg yàlla mais lan moo xew bi caaya bi tàngee bi réseaux sociaux yi tàngalee caaya bi il est sorti il a demandé pardon parce que réseaux sociaux yi moo tàng les réseaux sociaux c'est un outil de guerre la bu ñu mayati benn doomeeraam di ñëw di manquer respect Sénégal ku ko def nañu dal sa kaw Selbé Ngom keroog dafa jommi man maa ko seetaanal sama bopp defe naa boobu tamit mi ngi fii bu ma juumul Selbé Ngom bi mu génnee mu ne gars yi yéen a ko ne woon patriote attends defe naa Selbé Ngom bi moo nekk ni écoutez baal leen ma voilà mi ngi ni damn Selbé Ngom bi moo nekk nii mais nanguwul takk xara attendez déglu leen Selbé Ngom déglu leen Sénégal ci sama loxo dama Sénégal ci sama loxo dama jéggal leen ma de
xawma lu tax Selbé Ngom bi nanguwul dem attendez-moi une seconde ma kii ko baal leen ma tegal leen bu Selbé Ngom bi xam nga Sénégal ci sama loxo dama anyway nanguwul dem parce que xam naa moom dafa rax comme ni ko gars yi di waxee lii am importance mooy mes frères et sœurs alxamis nañ fi daje alxamis buñ fi dajee xam leen ne guerre rek moo ma fi indi ku mënul déglu loo xam ne alxamis dafay metti sa ay nopp wala daf lay sonal bul dugg de képp koo xam ne alxamis sa nopp yi da nga bëgg mu wér bul dugg ci live loolu rek laa leen ñaan alxamis incha allahu rabbi ñu joxante rendez-vous comme ni ma leen ko waxee 15h de New York 17h du Sénégal te balaa booba du ma wuyu kenn téléphone jarul kenn di ma woo képp ku am loo xam ne da nga ko war a joxe ci ay avertissement yónnee ko ci inbox bi képp ku yor ay liste góor jigéen nag moom yow you are the most welcome indi leen ko ngeen dugal ko ñu partagé ko alxamis guerre mondiale contre Macky Sall dans les réseaux sociaux parce que du ñu nangooti benn doomu yaram ñëw fi di manqué Sénégal respect di jàpp doomu sénégalais yi di leen tëj ci injustice di leen duulal di leen fenal di leen sosal nga yaakaar ne dañ la ciy bàyyi loolu 1901 la woon mais loolu yem na 2017 la yem 2017 ba ku tudd Assane Diouf juddoo ba léegi xaw ma 2016 2017 2018 ñu ngi ci réseaux sociaux yi te dootuñu mayati benn doomu aadama mu génn fii di wax Sénégal lu dul naka si noonu bu soobee yàlla alxamis bu waa ji génnul kaso Guy Marius Sagna bu fanaanee ci kaso bi incha allahu rabbi jeudi Macky Sall dina am lu ko naqari il aura la défaite la plus grande d'abord de l'histoire du Sénégal bu ci yàlla àndee donc ñu ngi leen di jox rendez-vous alxamis 15h heure Amérique je suis ponctueux du ma tardé 15h laa leen wax 15h ngeen may dégg bu soobee yàlla loolu du 19h heure Sénégal bu ko kenn tardé ku ko tardé nag mooy loolu voilà merci encore à tous arrêtez d'insulter s'il vous plaît dites à Macky Sall d'arrêter d'emprisonner les personnes qui n'ont rien fait s'il vous plaît. Voilà, merci. Quand ce message est entendu, vous n'allez plus entendre des insultes. Mais tant que Macky Sall est en train d'emprisonner les personnes, injustement, vous allez entendre ces insultes. Parce que c'est notre arme. C'est parmi nos armes. Inch'Allah Rabbi. Te jeudi, on va déclencher toutes ces armes. Jeudi, Macky Sall, bombe atomique, ça dina ko xeñtu bu soobee yàlla. Donc, merci encore à tous. Nañu fanaan jàmm ba jeudi. Merci.